rafetlu bu baax sunu jotaayu tay bi mooy rencontre boo xam ne dañuy def validation politique audit genre sunu département ministériel njiitu réew mi président de la République son excellence Macky Sall ci conseil des ministres de mars 2021 waxoon na ministère sectoriel yëpp def seen audit genre def ay plan d'action jël ay mesures yoo xam ne dina tax jigéen ñi surtout ñu gën a am doole ci ministère sectoriel yi ñu gën leen a jox seen gëdd. surtout aussi ci programme yi nga xam ne ministère sectoriel yi ñu ngi koy def pour askan bi ñu jigéen itam gën si gis seen bopp secteur boo jël rek war nañ def minimum quand même 52% des bénéficiaires ñu nekk ay jigéen ndaxte 52% de la population ay jigéen la donc loolu mooy objectif bi ñu war a am dans toutes les politiques dans tous les programmes. Ministère de l'économie nag am na ci wàll ci ñaari fànn benn bi mooy ñun suñu ministère u bopp ñu def suñu audit def ba nga xam ne jigéen dina gën a am doole surtout ci ay postes de décision poste de décision yi nag ñett yoo jël benn bi jigéen moo ko jiite ci suñu ministère. am nan agence boo xam ne wala fonds comme FONGIP boo xam ne jigéen a ko jiite mooy madame Thérèse Faye Diouf loolu am na solo trop ñetti entité wu ministère benn boo xam ne jigéen moo ko jiite pourquoi pas demain effort yi ñuy def mu nekk ñetti entité yi ñaari jigéen sax war ko jiite pourquoi pas sax dem plus demain ci cabinet bi ñu am aussi ay plus de responsabilité loo xam ne pour jigéen lañ koy jagleel. ministère bi nag am na ay jéego ñun ci dox def biñ ci ñëwee ba tey li jëm ci genre wante liñ ci war a def war nañ yokk suñu loxo tam ndax objectif yi nga xam ne am nañ ko ñu mun ko atteindre. audit bi nag am na lu mu wone ci ay yoo xam ne ay recommandations yu mu def recommandations yi nag plan d'action den ko topp ba nga xam ne lépp luñ ci recommandé ñu def tout ba atteindre objectif yi nga xam ne audit bi génne na ko wala plan d'action bi recommandé na ko. ma bëggoon nag rafetlu liggéey bi nga xam ne suñu cellule genre def na ko avec madame Debosso ak équipe bu mu àndal nga xam ne ñoom lañ dénk mbir moomu ci suñu ministère te ñu jiite woon li jëm ci audit bi. ONU Femmes nag jàppale leen ci nag ONU Femmes jiite ko nag madame Oulimata Sarr ñu ngi koy gërëm mooy directrice régionale di ko gërëm ci accompagnement technique ak financier bi nga xam ne ONU Femmes def na ko ak partenaire au développement yi nga xam ne ñu ngi koy jàppale. li jëm ci sunu budget nag cellule genre war nañ ko yokk nañ ko nag 70% téeméer boo jël yokkoon nañ si juróom-ñaar fukk mais nag doyul ndax di budget bi dafa tuuti woon mais nag xam naa ne ci at bi dinañ xool lu ñu mën a def fii ak fin d'année xool ban jéego lañ ci mën a def wante tam partenaire au développement tam mën nañ aussi jàppale surtout ONU Femmes nga xam ne fan yi rek baata jox na leen $ñeenti millions mooy lu ëpp $2 milliards ci CFA. donc maa ngi ñaax tam Oulimata Sarr madame Oulimata Sarr mu gën a jàppale cellule bi mu ngi ciy jàppale bu baax sax mais mu gën a yokk loxoom comme jot na ay ressources yu bees. madame Oulimata Sarr ñu ngi la ci séentu di la ci gërëm en avance ci appui bi nga mën a defalaat ci ministère bi ci cellule genre année prochaine tam ñu def tout ba nga xam ne budget bi nga xam ne suñ koy def tam ñu gën a yokk suñu loxo comme ni ñu ko defee ci budget wu 2022 di wax tam. li nga xam ne mooy poste de responsabilité itam comme ni ma ko waxee rek on est ouvert def nañ ay nomination wante itam macha allah jigéen ñi suñu liggéey dañoo xariñ ba nga xam ne ay yeneen institution ñoo ñëw sax débauché leen mais loolu nag duñu teree itam continuer fu ñu gisee rek macha allah ay jigéen ñu xariñ ci métier yu ñuy def yi ñu mën leen a defal promotion jox leen ay responsabilité def tout itam ba téye leen ba nga xam ne yeneen institution aussi duñu mën a ñëw en fait yóbbu leen. loolu tam bokk na ci li nga xam ne dinañ ci liggéey. plan d'action bi nag plan d'action baax na wante suivi évaluation mise en œuvre moo gën a baax itam soo amee plan d'action bu baax amuloo mise en œuvre bu xarañ amuloo suivi ak évaluation bu xarañ itam mu ngi mel ni amuloo dara moo tax itam li nga xam ne mooy suivi évaluation vraiment dinaa ci taxaw man sama boobu personnellement ba nga xam ne dinañ def ay efforts pour que jigéen ñi gën a mun a am seen place. ci ministère bi li ëpp li nga xam ne def nañ ko te mu nekk ay jéego yu rëy beneen fànn bi nag mooy projet ak programme yi nga xam ne état bi bu ngi koy def xam nga ministère coopération day dimbali structurer ay projet day dimbali def suivi évaluation day def planification mooy wut itam
lu ci ëpp alal bi nga xam ne moom la ñuy financer projet yi ak programme yi donc ñun tam dina gën a ñaax direction bi nga xam ne mooy des suivi évaluation ba nga xam ne lépp li projet yi jël comme engagement ci li nga xam ne jigéen moo war a njëriñoo projet yooyu que cellule suivi évaluation tam saytu loolu bu baax ba nga xam ne jigéen ñi dina ci gën a gis seen bopp ci projet yi fànn su ne nag muy accès électrification accès à l'eau xam nga éducation santé secteur yëpp daal ba nga xam ne jigéen itam ñoom ñu gën ci am seen walla ndaxte projet yi souvent day am ay objectifs yu rafet ay cibles yu rafet ci lu jëm ci loolu voilà 50% 60% bénéfice pour les femmes et cetera et cetera mais est-ce que dans la mise en œuvre mise en œuvre projet bi suñ koy mettre en œuvre walla sax exploitation projet bi itam li ci doon séentu pour jigéen am ci wàllam est-ce que loolu itam am na effectivement donc loolu cellule évaluation ak suivi évaluation moo koy def jigéen moo koy jiite aussi donc dinañ leen gën a ñaax ñu gën a xarañ ci loolu